alors ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy wàllu riposte économique bi gouvernement bi président de la République annoncé la mise en place d'un fonds de 1000 milliards de francs CFA fonds boo xam ne nag ñu ngi ko doon alimenté par des donations privées personnelles yoo xam ne sénégalais yeeg secteur privé bi def nañu ko ñu jot ci mobiliser seulement li nga xam ne moom mooy 30 milliards ñi nga xam ne ñoom ñooy les partenaires techniques et financiers du Sénégal ñoom Banque mondiale ñoom FMI ñoom Banque africaine de développement ñooñu tamit indi li nga xam ne moom mooy seen participation gouvernement bi jël fonds bi scindé ko jagleel ko plusieurs secteurs moo am 200 milliards yoo xam ne dañu ko jagleel secteur appui au secteur privé 69,5 milliards yoo xam ne dañu ko jagleel achat de denrées alimentaires ay kits d'une valeur de 66 000 francs CFA ñu doon ko doon jox à 1 million de ménages gouvernement bi def li nga xam ne moom mooy reversement impôt jël en charge facture d'électricité yi alors bi ñu détaillé li nga xam ne moom mooy fonds bi ak fi xaalis bi jëm d'abord ci fonds boobu est-ce que ànd nga ci et puis est-ce que xalaat nga ne fonds boobu c'était une réponse adéquate à la crise économique bi nga xam ne mbas mi moo ko indi. waaw jàpp naa ne loolu lu waroon a am la. fonds la mise en place du fonds. ndax ci réew yu ne loolu am na waaye jàpp naa ne itam amoon na solo. ndegem gouvernement Sénégal daf ñu tàmm ci di yàq amoon na solo ni ñu koy doxalee mu bañ a yem ci gouvernement du Sénégal. La gestion du fonds. La gestion du fonds amoon na solo ñu am ñoo xam ne dañu waroon a saytu benn fi alal bi war a dem ñaar naka la fay demee ndax boo seetee réew mu mel ni Côte d'Ivoire. am na loo xam ne taxawal nañ ko waaye dénkuñu ko goro président walla rakkam walla ministre dañ ko dénk ñetti cabinet audit internationaux yoo xam ne ñu ngi liggéey Côte d'Ivoire xam nga loolu gestion boobu bu amee léppay leer léppay net ku ne xam ne sa loxo takku ci baa nga jël ko yóbbu ko feneen fi ñu koy yóbbu itam amoon na solo ñu boole ci ay experts naka lañ koy joxee mu am lu ma la ci wax Front de résistance nationale am na contribution bi mu def yi yónni ko présidence dafa teel a wax ne wàll bi war a dem ci dund bi dimbale Sénégal yi sonn ci seeni dund bu mu doon marché bu mu doon ay ceeb ak diwlin ak yeneen yoo xam ne da ngeen koy séddale ndax benn marché dina indi njuut njaaj dina yéexal mbir mi séddale bi dina indi njuut njaaj dina yéexal mbir mi te ñi ci soxla nañ ko lool daal di wax jàpp leen war a def cash transfert ay Côte d'Ivoire loolu la ñoo def ñu nekk ci di indi marché ba coow ba bari ñu ne waaye lépp mët na lépp am na lépp mëtul commandé nañu waaye li ñu yóbbu ci entrepôt yi ci biir réew mi mëtagul séddale bi as tuut ay coppati la ñu ci di jot ba ci fii ci Dakar am na loo xam ne séddale nañ ko am nañ ay fonctionnaires yu ma xam dañ ma ne jot nañu ci te fonctionnaire yaa ngi fayeeku weer bu nekk nga fayeeku looy am ku lay jox ceeb ku la war a jox genn walla di 10 kilos ceeb ak diwlin kon dajale alal jëlee ko ci privé sénégalais jëlee ko ci partenaire technique jëlee ko ci feneen ndax conséquences économiques yi loolu moom lu war la woon waaye ni ñu ko doxalee moo teguwul ci yoon
correctif bi ñu indi après ndax bi scandale bi éclaté ci wàllu anam bi nga xam ne moom la ñu gérer enveloppe aide alimentaire bi mbiru ceeb beeg diwlin beeg sukkër bi après dañoo teg un comité de gestion du fonds ñu confié ko général François Ndiaye fonds bi da nga jàpp ne bañ koy teg béy wéy na mbuus. comité bi plutôt comité bi ndax am na njëriñ gis nga ne Habib Sy moom génn na ci bi mu gisee ne dañuy toog rek ñu ne leen nii la ana ndax gis nga état boo xam ne génnee nañ ko ñun li ñuy laaj au sein de congrès de la renaissance démocratique dañu ne ndegem wax nañu ne lii ak lii ak lii jënd nañ ko ba mët na mu ngi fii nañu ne kan lañ ko jox lii ak lii ak lii ceeb bi diw bi et cetera diwlin yóbbu nañ ko ca bii bërëb mu leer nañ ku jóg mën ko gis ñu ne première destination maanaam ki ko jëkk jot fi ñu ko jëkk yóbbu ñu liim ko ñëpp gis ko ñëpp xam ñaareelu yoon wi itam ñu jëlee ko ca entrepôt yi yóbbu ko ci maire yi ñu xam ban maire moo jot rek numéro téléphone am yan quantité la jot ci wàllum diwlin wàllum ceeb ak suukar ak leneen ak saabu bu boobaa ku ne xam fi mbir mi dem te weesul nañu taxawal comité d'audit ñu ñëw seet waaye comité d'audit comité Covid-19 c'est pas un comité d'audit nañu taxawal comité d'audit ba leeral li nga xam ne di xas na dugg ndax dugg na naka lañ ko jëndee ndax lépp tegu na ci yoon fi mu jëm ba jógee foofu am fi mu jëmaat loolu yépp ñu xam exactement naka la doxee ba képp ku boo dëkkee quartier nangaan ca Kaolack nga mën a jóg ne waaw diw de jot na ma dem seeti ko mu wax ma li ma ci war a am waaye foo ootee ñu ne gisuñu dara wala dégg nañ ne am na lu ñëw waaye doyagul ñu ngi xaar te ni nga ko fàttalee sànq fin mars la mbir mi door liggéey taxaw te Sénégalais yi plus de 95% ay journaliers lañu bés ba bés lañu am lu ñu dundalee seeni njaboot ba tey ba sànq ana dund bi sonn nañu ci àll bi de sonn nañu ci gox yeeg campagne bi de. impact bi nga ci xalaatoon amu ci da nga jàpp ne 69 milliards ni mbir mi ni ñu ko doxalee amul benn transparence te it amul impact bi nga xam ne moom lañ doon xaar. transparence amul ñun am na lu bari loo xam ne ñu ngi koy topp di oote di laajte ndax jot ngeen. ñu bëri jotuñu dara ba boog ay ñetti kilo ceeb loolu ban soxla la faj. ñaari kilo wala ñetti kilo ceeb. am na foo xam ne joxe nañ ko fa. nañu wax fan lañ mbir mi jaar ba mu leer bu fekkee ne loolu la nit mënoon a am au moins mu leer kon transparence bi moom la ñu war a jiital nañu jiital transparence bi te bàyyi lëndëm mais jafewul. ñaata tonne la ñu am wax nañ ko wane nañ ko publier nañ ko ci ceeb jël nañ ko fii ak fii ak fii ak fii lañ ko yóbbu am na ay numéro téléphone ngeen contacter foofa ca entrepôt ba jógee na fa dem ca commune yi jox nañ ko bii maire wala bii sous-préfet dañu xam ki ko jot joxe numéro téléphone ku ne xam ñaata moo fa dikk ak ndax yoon la bu ma jotee ñaari kilo mu yoon ndax effectivement boobu bu fekkee ne 100 kilos ceeb nga fa yóbbu ñu ëpp téeméeri nit moom dina jafe ku ne am lu ëpp ñaari kilo. kan ngay incriminer kon transparence bi am na ci solo ak audit jot na kan ngay incriminer Mansour Faye bi nga xam ne moom la ministère am yor gestion 69 milliards yi wala président de la République. gouvernement bi xam nga gouvernement day solidaire. gouvernement bi benn la rek kon gouvernement bi te gouvernement bi moom benn njiit la am
muy président de la république kon président de la république ak gouvernement lépp loo xam ne am na ci mbir mi ñoom ñooy responsable du keneen waaye du ma ci seppi kenn naan diw moo responsable lu waay def ci mbir mi ba mu doon loo xam ne gaañ na askan wi ba mu doon loo xam ne alal la bu réer boo xam ne bi dugg na fu kenn xamul ñoom ñëpp a responsable ndax gouvernement moom solidarité moo koy doxal. waaw.